ñu ngi ci réew mi yépp mandataires yooyu nag mooy boroom xam-xam yu mag yi nga xamante ni moom la nguur gi ne yéen laay dénk li nga xam ni man maa ko waroon a def li ma waroon def mooy lan mooy saytu wér-gu-yaramu jur gi ci wàllu xoddiku bala ngaa lakkale mooy wàllu vaccination prévention maa ko waroon a def lu am solo la yéen laa koy dénk loolu mooy kuréelu mandataire du Sénégal bu loolu weesoo ki nga xam ne dañ ko war a dénk loo xam ne nguur gi moo ko waroon a def lu am solo la te lu mënta ñàkk am la dafa war nekk koo xamante ni dafa war am taxawaay bu dëgër ndax bu amul taxawaay boobu liñ ko dénk du ko mën a yenn du ko attan waaw. jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund mën nañoo wax ne bi ci jiitu nag mooy li ñu dénk mooy ñu ñàkk jur yi ak yeneen jëf yoo xam ne ñooy tegu ci ginnaawam ñàkk boo gis nag dafa am lu am solo loo xamante ni bu amul ñàkk bi du am mooy vaccin mooy garab yi nga xam ni moom la ñuy ñàkkee doom moom la ñu ñàkkee jur gi garab yooyu nag dañ cee am jafe-jafe yu rëy yoo xamante ni léegi dina passé fukki at bu fukki at ak juróom yoo xamante ni daal bëriwul li ñuy commencé benn campagne de vaccination te fekk ne garab yi ñu war a am yépp am nañ ko te doy na loolu bëriwul soit garab yi du am carrément ci at boobu ma jël exemple vaccin wu ginaar yi te xam ngeen feebaru ginaar yi mooy yoggoor bi dafay faagaalgal ginaar yi bu baax vaccin bi nga xam ni moo leen di aar ñaari at a ngi ba ñetteel bi amul kon loolu lu doy waar la beneen bi mooy yeneen vaccin yi da ngay soxla ma jël benn exemple at bii passé ñu ngi soxla woon lu tolloog ñaar fukki junni ci ay dose ci benn vaccin ci wàllu nag yi ñu ngi ci jox ñaari junni dose xam nga loolu doy na waar donc wala nga soxla benn vaccin dem ba campagne bi nga xamante ni dañu wax ne ñeenti weer wala juróomi weer mbaa juróomeen lay am nga dem bu muy bëgg a jeex ngay soog a jot tuuti ci benn vaccin fi mu toll nii ministre bi jël na benn arrêté pour prolonger campagne bi maanaam dafa waroon a jeex fin mars mu ne léegi fin avril lay jeex waaye prolongé na ko waaye vaccin amul kon dafa mel ni prolongement boobu du am benn impact ci liggéey bi ñuy def li ci tegu mooy mandataires yi dañoo nekk ñoo xamante ni dañuy jiite liggéey boo xamante ni day créer ay emploi ndax dafa am personnel yu ñuy jëfandikoo ci wàllu campagne yi personnel yu bare bari dafa am ay bagages yu mel ni oto yi ak bagages yi ñuy liggéeyee pistolet yi ñuy injecté vaccin yi ak garab yi ñuy jënd ak yeneen frais yu bari yi ñuy jënd yoo xam ne yu ñuy def yoo xamante ni dafa diis lool te ñetti at a ngi ñuy supporter frais yooyu te état bi lim ñu war a fay at bu jot dafay manqué ñetti at nag dafa bëri ci diisaayu frais yu demee noonu loolu ñu ngi koy jooytu bu baax dañoo bëgg opinion Sénégal bi xam ne loolu moo ñu dal te bëgg nañ ci solution dañoo bëgg éleveurs yi seen bopp ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéficiaire u vaccination bi ñu xam ne loolu mooy suñu feebar dañ koy jooytu beneen bi nag mooy dafa am benn stratégie politique maanaam benn doxalin ci wàllu politique ngir ni ñuy développer élevage bi ñu wax mandat sanitaire te boo ko toppee au-delà du aspect sanitaire bi am na benn extension bu ñu ko mën a def ci lépp loo xamante ni nguur gi da ko war a def te vétérinaire war ko liggéey ñu jële ko ci nguur gi jox ko vétérinaire yooyu ba pare dimbale leen ba ñu mën a jëfandikoo responsabilité bi ñu leen jox ni mu waree mën a aar cheptel bi ci wàllu vaccination ak liggéey yi nga xam ne ñoo ci tegu waaye dañoo gis ne politique boobu nga xamante réew yu bëri signé nañ ko du Sénégal rek Burkina sous-région bi yëpp signé nañ ko Tunisie signé na ko Maroc signé na ko France signé na ko Sénégal aussi signé woon ko Sénégal ci option yi nga xam ni moom la ñuy def ci wàllu politique dafa leen di yóbbu ci ñuy bàyyi politique bu am solo boobu boo xamante ni gisuñu leneen lu ko remplacer ñu ngi jooytu bàyyi boobu ndax bu sottee du nekk luy indi wér-gu-yaram ci wàllu jur gi du nekk luy arranger éleveurs yi du nekk luy arranger vétérinaire du nekk luy arranger économie nationale bi kon suñu malaise mooy ñàkk a saytu
lépp lu aju ci secteur bi nga xam ne mooy secteur privé bi ñu nekk te nguur gi joxoon ko responsabilité yi mu amoon yu diis yoo xam ne wurta sooxe ba pare ñu ñàkk leen a toppatoo bi nga xamante ni moom lañ leen war a def. moo tax boroom xam-xam boo waxoon mu ne amul lenn lu gën a am solo xarañteefu askan ci doomam yi nga xamante ni ñoom la am. mu ne rien de toutes les dispositions dont une nation peut s'enorgueillir, mais rien n'est plus précieux que le génie et l'énergie de ses propres fils. 230 millions bare woon si état ñetti at yi lañ toog nan la ne métti na trop fan la rëq-rëq yi. waaw rëq-rëq yi su ma ko xamoon ma wax leen ko li ma ci xam daal mooy li tax ba rëq-rëq bañ a am bu ñu defee ni France def. France dafa jël rémunération mandataire yi def ko ci code des impôts ngir garantir ko. Sénégal dafa mel ni ñoom dañ ko dugaloon ci seen budget commun d'investissement te budget boobu dafa nekk jaan joo xam ne fu mu romb rek kenn ku ne jël yat am na loo ci soxla ci moom. xam nga kon li ñu fa denc moom te ñëpp soxla ko di ko ubbi di ko tëj di jël li nga soxla bu yàggee doo ko fa fekk dama ragal ni loolu moo war a nekk li ko waral. comme nag ñoom nañ xoolaat ci seen biir ba it ñu ñëw toog ak ñun toog ak éleveurs yi ñu xool ndax li ñu jëloon ngir éleveurs yi mën a adapté wu ci privatisation ndax bi ñu commencé privatisation bugguñu woon charge yi ñu war a def yépp ñoom éleveurs yi ñu supporté ko day xaw a jafe ci ñoom état bi ni xaaral ma jëlal leen ndi tuuti ci seen charge yi ba ngeen dem ci kanam ba miin ko. est-ce que éleveurs yi ñu jox leen ñoom ñuy fay li ñu war a fay normalement te ñu vacciner leen correctement seen bétail est-ce que loolu gënalu leen loolu il faut ñu laaj leen ko. bu état li gën nag mooy état bi jël ay matukaayam ba continuer di ko supporter te éleveurs yi duñu ci casqué waaye bu nekkee nag jur gi dafa nar a dee li wér te wóor mooy éleveur bi mu fayal boppam 125 francs moo koy gënal at bu jot nag boobu daal di dee. safa bi xam ngeen feebaru safa bi ci nag yi mu ngi jeexal nag yi feebar boobu vaccin bi amul Sénégal Tunisie mu ngi vacciné lu tax Tunisie di vacciné te Sénégal du vacciné te ñun wax nañ ci ak certains ñi ngay importer garab yi ñu xamal ñu ne ñoom bëgg nañ ko waaye état bi moo leen jàppale wu loolu it wóor na ma ni seeraay bi mu seer mun na am ni bokk na ci li tax état bi bu ko subventionné mais dama xam ne éleveur bi ñu indil ko lu mu seer mu fay ko nagam mi bañ a dee at bu jot ci safa boo ko gënal kon moo tax waxtaan boobu diggante nguur gi ak vétérinaires yi ak éleveurs yi ala kuli alin mënatu la ñàkk te bu yéexee nag dina am luy xew ci wàllu élevage loo xamante ni du arranger éleveurs yi du arranger vétérinaires yi du arranger nguur gi ndax résultat bi gën a mag ci réalisation politique régime boo gis mooy mu régler problème bi nga xam ni moom la askan wi di jànkonte loo mën a wax askan wi loo leen mën a dig te li nga xamante ni moo leen gën a amal solo ci seen dund mënuñoo fexe ba nga régler ko je crois que loolu du nekk résultat yi nga xamante ni ñoom la ñu xaar kon loolu moo nekkoon suñu wax ci question yooyu bu amul yeneen question ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Merci beaucoup jërëjëf.